jërë ngeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi da ci gën a fës tañ am yeneen faram-fàcce ko gannaaw ba ñu ko tuumalee ak nju njaaj jëm ci caisse d'avance mairie bu Ndakaaru ba taxoon ñu tëj ko juróomi ati kaso yu muy tëdd boole ko fay la ko am ndàmpaay wu toll ci juróom million ci suñuy koppar yóbbe woon ay avocam def appel ñu jàppoon ko tey ji ci talaata ji waaye dañ kaa mujjee dàq ba niki juróom-ñeenti fan ci weeru sulet ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom lañ ci indi ñetti at gannaaw ba ñu ko woteeg léegi loi muy sart wi fi jëlee mbuus mi ba fii jëfe wuñu ko yóbbee doomu aadama yëngatu ci wàllu ndëkko wër muy environnement profité ci bëccëg bi njëgal tey wàllu environnement daal di sàkku ci nguur gi ngir ñu jëfee sart woowee ndax mbuus baaxul dafay lore ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom lañ ci indi ca quartier Bayla ci Ziguinchor askanu fa dañoo mobilisé wu fas yéene xeex ak mbuus toile yi lée gannaaw ba ñu gisee ne dafa fees dell ci seen dëkk bi lée ay campagne de sensibilisation moom la ñu amal ngir ñaax askan wi yee leen ci musiba yi mbuus yi làmboo su ko defee ñu mën koy moyu ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leeral yu tukkee ci kii di Amady Khalil Jëmee bon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi gannaaw ba ñu ko tuumalee ak njuuj njaaj jëm ci caisse d'avance mairie bu Ndakaaru ba taxoon ñu àtte ko tëj ko juróomi ati kaso yu muy tëdd boole ko fay am ndàmpaay bu toll ci juróomi million ci suñuy koppar yóbbe woon ay wokam def appel ñu jàppoon ko tey ji ci stratégie waaye dañ kaa mujjee dàq ba nit ki juróom-ñeenti fan ci weeru sulet muy nag lu wooka Khalifa Sall gis ne dafa gàtt lool nañ leen may ba ci nderteelu weeru novembre waaye nguur gi dañoo lànk ba tëdd ci naaj bi dañuy dem ca tribunal Issa Tine moom lañ fa yabaloon ñu teewlu ko. ni ñu ko doon amalee saa su nekk farandoo yu Khalifa Ababacar Sall deltuñu ginnaaw benn yoon ñoom ñëpp daal di teel a ñëw ci suba gi fees dell ci salle d'audience bi ngir teewe ñaareelu àtte bu député maire bu Ndakaaru juróom-ñaari waxtu ci suba bi mu tegalee ay simili ñu daal di door àtte bi Khalifa Sall Mbaye Touré ak Yaya Bodian daal di jógee ci fi ñuy teg ñi ñu tëj ci kaso gi ñeneen ñi ci des te àttekat bi Malick Lamotte daal di leen di bàyyi woon ni ki fanweeri fan ci weeru mars bi ñu leen doon njëkk àtte ñu daal di jógee ci mbooloo mi daal di ñëw fekk si leen ngir taxaw ci kanam njiital cour d'appel bu Ndakaaru Kanji xeex bi nag daal di door ci ñeenti pàcc yi nga xam ne ñoo bokkee ci bileb dossier défense bi avocat yi layal Khalifa Sall xamle ne atte bi ci taskatu xibaar yi kot ci lañ ko yëgee ñenn ci ñoom sax jotuñu ak këyit gu jógee ci procureur général Lassana Diaby maître François Sarr ak ñi mu àndal di sàkku ñu dàq atte bi ba ci njeexitalu weeru novembre ngir ñu càmbaraat ko bu baax ngir lépp mën a jaar ci yoon waaye Lassana Diaby ak avocat yi nguur gi ñoom daal di koy lànk ginnaaw waxtaan wi tàng lool ci seen diggante ñu teg ci ay simili njiital cour d'appel bu Ndakaaru daal di dàq atte bi ba ci juróom-ñeenti fan ci weeru sulet wala ñu dëgmal avocat yi layal Khalifa Sall di xamle ne dañoo jalgati yoon ndaxte àpp biñ leen jox dafa tuuti lool. kon ñu jàpp ne kon li jëm procès appel boobu lee nekk tey ji ci lañ ko jàppoon waaye dañ ko mujjee dàq ba dikki juróom-ñeenti fan ci weeru sulet ñetti at gannaaw ba ñu ko woteeg léegi loi muy sart yu fiy jëlee mbuus ba fii jëfewuñu ko yóbbee doomu aadama yi nga xam ne ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu ndëkk wër di environnement profito ci bëccëg bi ñu jagleel tey wàllu environnement daal di saako ci nguur gi ngir ñu jëfe sartu woowee ndax mbuus dafay lore na muy lore doomu aadama bi noonu lay lore jur yi Mamadou Dieng moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci téléphone soxna Mamou Diaby Gassama. dañoo toll jamono joo xam ne tey li ñuy wax mbuusu toile yi daf ñu sonal tey boo xoolee quartier yi ñu dëkk boo xoolee taax yi ñu dëkk boo xoolee dëkk yi ci Sénégal ak ci àddina bi ñu fi yëpp foo dem tey plastique bi mbuusu toile yi maanaam lépp loo xam ne dañ ko defaree plastique dafa sonal doomu aadama li tax mu sonal leen mooy dafa nekk maanaam xeetu mbalit moo xam ni pour mu say day jafe c'est-à-dire xam nga këyit tey boo ko suulee boo defee quelque temps da ngay ñëw fekk mais mbuusu toile mën na nekk ci biir suuf si mat ay téeméer at sax boo ñëwee da nga ko fay fekk loolu dafa nekk loo xam ni vraiment lu doy waar la parce que li muy indi ci taskore maanaam ci ay tooke yoo xam ni yu bon la dafay lor ñun doomu aadama yi dafay lor aussi jur gi donc boo demee ci biir géej gi tamit noonu lay def ci jën yi donc dafa nekk loo xam ni vraiment lu bon a bon la ci suñu dundin jël loi rek lañ naan maanaam lu yoon li mu tëral pour man loolu du ma mooy régler jafe-jafe bi nga xam ni moom la mbuusu toile yi di indi te loolu balaa nga ciy yegg man dama yaakaar ni que da nga war a def yeneen saafara nga war a indi d'abord moom mooy lan mooy tey nga war a d'abord bu ñu bàyyee mbuusu toile yi nga teg fa leneen tamit tey di nga dugg sax ci yenn maanaam station yi da ngay gis ni que ñenn ñi lu ñu lay jox ay mbuus
sachet yoo xam ni toile plastique la mais dañ lay jox kayit day fay boo demee ci dëkk nasaraan yi ñoom dañuy wax li ñuy wax recyclage mooy lan mooy maanaam mbuus toile yooyu dañ koy jël toggaat ko maanaam bu mu ruy ñu defaraat ko ay mbuus toile yu bees ensuite aussi waroo mën a tëb rek jël waa ni tere nañ ko mais danga maanaam ay doxalin yoo xam ne da ngay wàññi maanaam nit ñi di jëfandikoo mbuus toile ensuite jàngal doomu aadama yi aussi ñu leen mbuus toile yooyu aussi loraange bi nga xam ne daf koy indi suñu dundin. bu dee nag ca quartier Bayla di benn gox boo xam ne nga nekkee fële ci diwaanu Ziguinchor askan wi dañoo mobilisé wu fas yéene xeex ak mbuus toile yi lee gannaaw ba ñu gisee ne dafa fees dell ci seen dëkk bile ay campagne de sensibilisation moom la ñuy amal ngir ñaax askan wi yee leen ci mbuus yi maanaam ci musiba yi nga xam ne ni mbuus làmboon na ko su ko defee ñu jéem a xool naka la ñu koy moytoo dañuy dem ca Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. mbuus day ree loolu la population yu yeewoo si dëkk bu ñu duppee Bayla nekk si département bu Bignona daal di yëkkati ñoom ñi nga xam ne ñu doon organiser benn journée de sensibilisation si utilisation sachet en plastique kii di Demba Bodian doon président section locale bu Union pour le développement de Bayla di expliquer ni objectif bi mooy yee population yi ku nekk mu xam ni utilisation mbuus yi dafa nar a nekk rek utilisation bu rationnelle. L'idée est venue de nos compatriotes qui sont en France. suñu xarit yu jógee feneen di ñëw fii suñuy gan ñoo def constat bi nii dëkk bi dafa bëri ay mbuus te loolu baaxul suñu wér-gu yaram moo tax ñu faggaru daal di organiser bés bi pour rek boole suñ doole daal di génne mbuus yi di dolli set justement si dëkk bi nga xam ne moom mooy suñu dëkk Bayla. Pour essayer pas de éradiquer mais de diminuer ces sacs plastiques qui jonchent les rues. si noonu la quartier yi nga xam ne yooyu ñoo gën a comporté wu si li nga xam ne loolu mooy protection de l'environnement ñu daal di leen honorer jox leen ay lijaasa. ñëpp takku di liggéey quartier yi yëpp daanaka si 5 quartiers yi daanaka gis nañu mobilisation bu am doole moo tax ñu tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ justement si liggéey bi daanaka liggéey pour seen quartier yi nga di set te ñooñu justement dinañ leen jox li nga xam ne loolu mooy neexal. te jury bi nga xam ne moom moo taxaw am na si ay professeurs yi jàngale si lycée bi ak ay professeurs yi jàngale si yeneen écoles yi ñoom ñëpp a boole seen loxo daal di liggéey bi moo tax ñu kontaan si. population yooyu yeewoo Bayla ñu ngi def croisade boobu pour rek wane ni protection de l'environnement dafa nar a doon xeexu ñëpp mu doon li nga xam ne ñëpp a ko rafetlu nekkul rek journée de sensibilisation mais dafa nekk rek tamit journée pour yee population yi pour yu mën a changer comportement si li nga xam ne loolu mooy protection de l'environnement. Amady Khalilou Diémé moo doon jokkoo ak yéen pour la radio télévision Walfadjri. féewaloo gi am ci parti bii di APR rawatina ci ñoom responsable APR yi nekkee foofee ci diwaanu Kaolack doon na lu yitteel loolu député Awa Gueye dafa profité nag ci ab bésub waxtaanu diine maanaam ab conférence bu ay naatangoom doon amal fële ci Kaolack mu daal di tàllal loxo mboolem responsable APR yi nekkee ci diwaan ba ngir ñu teer junoo gi booloo joxante loxo liggéey luy falaat njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw gannaaw loolu sàkk nu ci ku jéggi ñu dem wuy ji ci woote maanaam daal ci pello gi leen njiital réew Macky Sall woo ndax Sénégal nag ñun ñëpp ko bokk dañuy dem ca Kaolack fekk fa Alassane Ba. yàlla def li gën am li ma leen di lancer rek mooy ñaanal leen ki dëddu yàlla xare ko àjjana ndax sunu borom. jigéen yi bokk ci député Awa Gueye amal benn conférence religieuse ci Kaolack ci salle bi nekk ci kër gan Medina Baye kile di deuxième vice-présidente bu assemblée nationale pëtaxlu ci ndaje boobu ngir wax nu mu gisee politique ak diine ak l'islam. conférence nag bu ñu koy wax xam nga rek dañoo bëgg ñëpp delloo seen bopp si yàlla delloo seen bopp aussi ci li nga xam ne moom la Seydina Mouhamed digale moo tax nag bu ñu ko indee jëmmal ko ci wàllu politique dañuy wax ne politique mook diine mën nañoo ànd ndax politique doonul lenn lu dul am jàmm ak ñi nga dëkkal defante lu baax ak ñi nga dëkkal ñun noonu la ñu gisee politique ñuy invité nag képp koo xam ne aussi yaa ngi ci langue politique bi nañu bàyyi suñu xel ci li nga xam ne suñu boroom digle na ko nañu bàyyi suñu xel ci enseignement bi nga xam ne Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko fi. ba tey ci wàllu politique moom responsable bi féetee ci diwaanu Kaolack di sàkku ci opposition sénégalaise ñu daw wuy ji président Macky Sall comme nu mu ko sàkkoo ci ñoom ñu pël waxtaanee réew mi xool li ko jëmale kanam. may ñaan opposition
opposition bi si jàmm ak si salaam ak ci fulla ak ci ngor ak teraanga nañu dem wuy ji son excellence monsieur le président de la république bu ko defee ñu waxtaan jéem a xool naka la ñuy def ba juboo li nga xam ne moom la ñu sumb ñu dem ci ak jàmm ak salaam parce que nag Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal boo gaañee nit rek xamal ne gaañ nga sa mbokk boo xasee nit buñ ko toppee ba ca biir xamal ne xas nga sa bopp moo tax nag ma ñaan ñun ñëpp kenn ku nekk daal am loo bàyyi si sa cër bu ko defee nga ànd ak ka ca des ñu ànd waxtaan pour intérêt dëkk bi. madame Awa Gueye ba tey te di sàkku ci ñoñam yi mu bokkal Benno Bokk Yaakaar ak APR fii ci Kaolack ñu bàyyi xiiroo beeg ŋaayoo beeg waxante luy ñaaw liggéey ngir mën a fal seen candidat ci premier tour yi. damay ñaan responsable yi yëpp ñu bàyyi coow li teg ko ci suuf parce que nag li nga xam ne moom la ñu dëmbal àndul ak coow li ñu dëmbal mooy lan mooy woote ki nga xam ne bu fi nekkulee ñun duñu fi nekk dañuy wax ne balaa nga ne naam ne fa ñun nañu ànd teg suñu intérêt yëpp fële kenn ku ci nekk xar sa tànk tubéy ñu liggéey pour falaat ko le 24 février dès le premier tour. ci fàttali nag ren jii ci conférence bi thème bañ jël waxtaanee moom mooy jigéen ak wàllu suqaliku ci plan Sénégal émergent ki lee di Cheikh Ahmed Boucar Niang moo ko doon waxtaanee ci ndaje moomu nga xamante ni ay responsable politique yu bëri ak ay kilifa diine teewee nañ ko Kaolack Alhassane Ba Walfadjri. falaat njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw loolu mooy li jiite militant ak responsable APR yi nekkee fële ca Fanaay nekk ci diwaanu Podor. ab kumtaare républicain la ñu woote woon mu doon ab ndogu dajale woon mboolem responsable APR yi nekk ci diwaan ba su ko defee ñu xool pexe ak yoon yu ñu war a mën a jaar ba falaat Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw ndaje moomee sax occasion la woon ci ñoom responsable yu lee ñu daal di woo opposition bi ci ak dal Kalidou Kat moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Aboukan. Donc chaque année dañuy organiser ndogu républicain kumtaare républicain ou ndogu républicain ak population bi waxtaan ak ñoom. xamal leen ni élection présidentielle lu si des bëriwul à peu près 9 mois moo si des donc je rappelle les sensibiliser leen aussi si li nga xam ne loolu moo war xew dans 9 mois et waxtaan ak ñoom et saafante ak ñoom sottante ak ñoom xalaat aussi di leen wax ni aussi département de Podor 6e place la ñu conservé département national Fanaay et moo nekk actuellement 3e force électorale sur les 22 communes du département de Podor donc ñun suñu bëgg mooy réélire le président de le premier tour parce que on le peut et mun na nekk day am aussi bon Fanaay aussi bëgguñu Fanaay des ci gannaaw parce que Fanaay est 3e force électorale. mais lancer aussi am na l'opposition xam nga le gouvernement ñuy gouverner dañuy gouverner ñuy opposé wu dañuy opposé wu parce que ci démocratie la ñu nekk. bu ñu nañu dalal seen xel xam ni aussi yàlla mooy fal ku mu tànn na ko ba pare moom mooy falu kenn mënu si dara du coow ji ñoo tax keneen jógee fii keneen ñëw non loolu mënul nekk yàlla lu mu doon dafa yàlla moom pare na dëmb. donc nañu dal ànd ak seen xel à savoir ici aussi au Sénégal kenn mënu fi ñàkk élection boo ñàkkee élection rek dañ la voté wul boo gagné da ngay nekk président de la République. dogal bi nga xam ne ni étudiants yi nekkee fële ci université Gaston Berger ba ca Ndar jël nañu ko ne day seen grève illimité bi duñ ci deltu ginnaaw fileeg leer lu ñu faatu seen naatango bi di fàllu seen teg ci ministre yi nga xam ne seen yoxo dafa laale ci ak faatam ñu dàq leen boobu ba léegi nag daanaka ay nit ñu ngi dox di gisee ak ñoom su ko defee ñu daal di deltu ginnaaw kon ci décision boobee ñi ci mujj rek ay jigéen lañ ña nga nekkee fële ci diwaanu Ndar yëkkati nañ seen i kàddu daal di sàkk seen doom yi ngir ñu teer dogal boobee te dellu ci amphithéâtre yi Ndeye Fatou Sall ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. yàlla def li gën am li ma leen di lancer rek mooy ñaanal leen ki dëddu yàlla xare ko àjjana ndax sunu borom sunu wasila dafa daan wax ni jaam day nangu dogal mut la xan muy jàmm. mooy nit day gëm boppam. ndax man dama contre ñu naan état defaruma dara xam nga li ma gëm nit ku nekk li lay jëriñ yaa koy ñaq boobu nag laa bëgg sunu doom yi am volonté xam ni lii am na mais nan gën takkuwaat bu dëgër gën ñaq waañ na xam-xam mooy joxe njiitu réew de xam-xam mooy tax nit nekk ci kanam te xale yi nag suñu fexee ba perdre seen jàng mii dana am lu leen raw boobu nag ñun nii seen yaay ñoo ngi ñaan ñu dellu nan nangu dogal ndax sunu wasila bi nee na jaam day nangu dogal mut la xam muy jàmm te yàlla su dogalee nga bëgg ko bañ mën na indi leneen safaan bu gën a garaaw loolu te ay du yem ci bopp borom.
comme nag nañ koy baaxoo di defee ci weeru koor gu nekk fédération arabo-africaine amal nañu ab conférence muy ab waxtaan dina jëm ci taxawaayu jigéen ci société bi bii nag di ñeenteelu bi yoon ñu koy amal ndaje mi occasion la woon ci El Hadji Nema Aidara mi njiital FADEC fédération arabo-africaine mu dal di ñaawlu kàddu yi nga xam ne Idriss Seck yëkkati woon na ko jëmale ko ci diini islam Mamadou Dieye Mami Kanté. ngir gën a rataxal seen diggante ak seen naataango réewu arab yu nekkee ci Afrique tax kuréel bi ñu duppee fédération arabo-africaine amal at bu jot njiitu kuréel boobu la sax di ñëwaat ci solo bis bi. lii mooy 4e édition di FADEC di def ay taxawaay yu yeneen yi ci yeneen barab ak bés comme 8 mars comme Ashura comme Tabaski di def ay xar ak yooyu pour jullit lii bokk na ci événement yu def mooy weeru koor. ngir fësal gëdd bu jigéen am ci àdduna bi tax waa FADEC daal di jël thème ren bi daal di leen koy jagleel mu nekk taxawaay bu jigéen war a am ci doxalinu société bi. chaque at dañu am thème bu ñu jël ren bu ñu jógee jigéen ak rôlam ñun passé neen di wax ne jigéen est-ce que mun na wax jigéen est-ce que mun na am jigéen ak i passé loolu ba rôle loolu war nañ jàng ci leneen ne na jigéen dafa am rôle ku xam Sayda Khadija xam loolu ku xam Sayda Maryam bu jur Seydina Isa xam loolu ku xam ku jur Seydina Moussa xam ne alquran jigéen yi la tudd mais tuddun seen baay bu ñëwee ba suñu Sénégal fii tamit daneen gis ay jigéen yu mag ñoo xam ne jur neen ay wali yu mag tasaare neen di islam tasaare neen culture Afrique ci fu nekk bu ñu gis déggee ñoom yu mel ni maam Astu Janqa yu mel ni Soxna maam Jaara Boso yu mel ni yaayi Seydi El Hadj Malick Sy noonu la maa fa yu mel ni tamit yaayi Cheikh El Omar El Fouti. ndaje mile ñu gënoon see ràññee njàngum alxuraan ak it neexal njàmbaar yu gën a ràññeeku ci réew mi El Hadji Nema sax di ci prox ndoll ngir daal di ñaawlu kaddu yi nga xamante ne njiitu parti réew mi yëkkati na ko teg ko ci kaw l'islam. monsieur Idrissa Seck ne lu mu jotee def fii ak wax fii du représenté ñu te du sénégalais te du kenn ci jullit moom daf koy représenté loolu du suñ wax te du suñ yëf te loolu kaddu boo xam ne danañ ko ñaawal bu baax te duñu sonn di ko ñaawal. ambassadeur bu Égypte bi Libye ak bu Mauritanie daal di ñëwoon teewe bi leen ndaje tax kuréel bii di waa FADEC daal ci forox ndollu ngir teg doj bu njëkk buy firndeel tabaxum institut islamique bu ñuy waaj a amal ci gox boobu le jërëjëf Modou Dieye ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Fatou Bintou Diouf lañ ci àndal bu ñu ci noppee dëkk leen xibaaru tàggat yaram yi ngeen di ci ànd ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Gomis. gannaaw rek ba ñu déggee ab xibaar bu tukkee ci benn doomi aadama boo xam ne xamuñu ko ci ab téléphone nii rek ab école fu mu nekk nii moo nga ca jéeya ca la police bu Berlin évacué ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci biir école boobule wër nag lépp loo xam ne dafa bokkee ci boobule daara ci ay simili ci la autorité yi teggee bépp rek xibaar bu ni mel ndax jàpp nañ ni ñoom benn jéeya nag amul ci bile école ndax ñaari doomi aadama yoo xam ne rek dañoo njort ni ay defkatu ñaawteef lañu ñoo waroon bâtiment bile ñu jàpp nag ni ay terroriste lañu maanaam moo tax rek ba ñu jël seeni matuwaay ngir rek wattu kaarange ñi nga xam ne ñoom ñooy tout tànk ya nekk ci boobule nag école lu ci mel ni nag ay gox ya wër capitale bi lu ci mel ni Gusen-Brunnen fu mu nekk nii nag ña nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci gox yile rek digal nañ leen ñu bañ a génn benn ñoon waaye tamit bu ñu sukkandikoo rek ci ay témoignages yi nga xam ne ay doomi aadama ya fekk nañ nag ni parents yi fu mu nekk ni ñoo nge ca buntu école bi rek ngir xool naka la seeni njaboot def këru ëttekaay bu Bexrem moom xamle na ni ci mardi bi ab xibaar ngi ni teg na daan lu toll ci juróomi atu kaso kii di Nabil Rajab gannaaw rek opposant bi fësale ci ab page tweetam di ñaawlu rek guerre ba xewoon foofee ca Yémen waaye tamit lottal bi ñu lottal doomi aadama ya nekkoon foofee ca Bexrem moom nag Rajab condamnation bi lee du lu yées ci moom ndax ci weeru sulet 2017 tëjoon nañ ko ñaari
ñaari atu kaso bi la yoon ci beneen mbir la ndax gannaaw rek bañ ko invité ci ab télé ca la fësal rek ay mbir yoo xam ne autorités yi dañoo jàpp ni amu ci benn preuve lu ci mel ni nag ay kuréel yi nga xam ne dañuy saytu ak yelleefu doomi aadama lu ci mel ni Amnesty International, Human Rights Watch ak Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ñoom joxante nañu loxo ngir rek ñu bàyyandeku ki nga xam ne moom mooy opposant bi di Nabil Rajab waaye nag autorité ya nekk ca Bahreïn ñoom nag teggi nañu bépp tuuma ni la ñu tëj kii di opposant bi la jaarul benn yoon waaye nag xamle nañ ni Iran dafay jàppale chiite yi ngir rek ñu amal fitna ci biir réew mi loolee nag réew bu Téhéran teggi na bépp tuuma ci ndondam. G7 da di ab plateforme bu kujje gi taxawal ñoom nag ñoo ngay sàkku ci Joseph Kabila ci bopp mu bàyyi xel ci lu ñeel ñetteeli mandat ba mu nar a amal ci bopp réew mi gannaaw nag juróom benn weer rek des ngir ñu jëm ci ay élection ña nga xam ne nag dañoo fare woon ak nguur gi ñoom nag ña ngay ñaawlu ay erreur yi nga xam ne nag kuréel bii di organisation internationale de la francophonie def na ko ci yenn ci ay fichier électoral waaye tamit ñoo ngay jébbal bataaxal kii di njiitu réew bi ndax jàpp njiitu réew bi ci li ñeel ñetteeli mandat bi nga xam ne fu mu nekk ni moom la ñëpp di waxtaanee ci biir réew mi njiital G7 di Pierre Lumbi jàpp na nag ni fu mu nekk ni dañoo ñu taxaw tem ngir leerlu ci li ni mel waaye nag ñoo ngay dànkaafu Joseph Kabila ngir rek mu indi ci ay leeral na mu gënee gaaw balaa rek dëkk bi di soobu ci ab crise boo xam ne kenn du xam bopp bekk genn bi. jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram football Ligue 1 sénégalaise maanaam li nga xam ne mooy réaménagement ci calendrier bi li nga xam ne mooy match retard yi dinañ ko amal ci maanaam alxames gi ak ci dimanche bi ci alxames gi rek ci stade Alassane Djigo ci maanaam match retard 8e journée bu ñeenti waxtu jotee Union Sportive bu Wakam ak Stade de Mbour ñooy daje match bi mu ngi leen di fàttali le 15 juillet 2017 maanaam drame bi amoon Demba Diop te ay maanaam waa Mbour amoon ñu ci faatu match boobu nag waa Mbour nangu nañu jouer match boobu léegi jouer match kon nag match boobu mu ngi amee Alassane Djigo ca bés ba. waaye ca Amadou Barry ci wàllu 24e journée match retard bu ñeenti waxtu ak genn wàll jotee Dakar Sacré-Cœur mooy daje ak Génération Foot bu ci jugee ci alxames ji dem ci dimanche bi nag foofu tamit Génération Foot day daje ak Jaraaf bi nga xam ne nekk na champion ba pare Génération Foot bu ci amee ndam rek day dëgëral tànkam ci 2e place bi kon nag waaye Jaraaf moom dafa bëgg a def 11 match 11 victoire loolu la bëgg a def ci championnat bi jël championnat bi match retour Stade de Mbour USO kooku na mu ngi amee ca Mbour dégg nga match boobu nag yóbbu nañ ko tamit Alassane Djigo lañ koy amalee kon nag duñ ko joué Mbour boo leen di xoolaat match yi benn du ci kenn du ko joué Mbour dafa am rek lu ñuy bañ kon nag ñaari match yëpp ñu ngi koy joué Alassane Djigo rek ba déwén kon nag mu ngi noonu match yooyu loolu moo am ci jogante yooyu le buñ ci jógee maanaam atelier li nga xam ne arbitre yi ñoo doon amal waxtaan pour ngir maanaam gën a am ay matuwaay ngir maanaam di mën a lii di saafara nit yi nga xam ne ñoom ñooy bëgg am ay tolof ci biir terrain bi maanaam secourisme loolu la atelier boobu la doon ñoom ñoo ko doon def fële ca Pikine dañ def rek pour ngeen mën a comprendre lépp déglu kii di Matar Binta Diop moom mi di représentant commission centrale des arbitres ci micro Alkhayri Aïdara. dañuy wax ne dafa ñëw ci waxtoom ndax umpule wu leen ne temps yëpp ñu ngi gis
ay yuy xew ci terrain yi dem nañ sax bay wax ne benn joueur gaañu na ci te loolu yëpp en général bu fekkoon arbitre bi nga xam ne mooy njëkk ci blessé bi am na taxawaay bu muy taxawee amaana yenn problème yu bare duñu ko vivre loolu nag tax na waa Pikine ñoom xalaat ne bala ñoo def dara ñooy njëkk ci maanaam combat bi daal ne dañuy former seeni arbitre du arbitre rek du arbitre Pikine rek parce que arbitre Dakar a ngi fi arbitre Rufisque ngi fi on a même pensé ba ci arbitre Thiès soit ñu defee ko fi wala ñu décentraliser ci yenn régions yi. yaakaar nañ ne bu formation bi jeexee dinañ gis ne arbitre yi dinañ am beneen taxawaay ci biir terrain de football yi. kon nag mu doon Matar Binta bokk ci CCA bu wàllu arbitre yi koor di ci tàggat yaram nekk na loo xam ne lu baax la booy xoolaat rek moom xam ne bu dog jotee rek ñu jël takk dàll yi sol équipement yi dem defi li nga xam ne moom mooy tàggat seen yaram boo xoolaatee rek salle de gym yi ak maanaam tali yi day fees dell bu dog jotee kon nag loolu nag mu nga xewee tamit fële ca Louga dañ ci ànd ak Omar Kayre. juróom ñetti waxtu ci guddi jot fii ci terrain Massamba Siga Diouf nekk ci quartier montagne ñu bëri ci Lougatois yi fii nañuy daje gannaaw ba ñu dogee seen koor di fi tàggat seen yaram. entraînement bu dul koor sax dafa baax ci nit surtout koor nga xam ne lekk yu bari xam nga ci koor gi lañ koy faral di ko utiliser te dafay bari suukar si dafay bari trop waaw loolu moo tax ñu préféré ñun di entraînement ci koor gi. nga xam ne koor gi xam ne boo xasee doog daanaka sa yaram day tàyyal ba xam ne boo xasee maanaam naan café wala yooyu noonu bisaab beeg yu demee noonu si yooyu day waral maanaam dégg nga boo tëddee noonu day waral sa yaram day kii daal maanaam day gonflé daal waaw sport nag mooy fi mu mooy wàcce loo xam ne boo jógee rek daanaka da ngay nekkaat en forme. ambiance bu nu mel nañu seetlu ci salle de fitness bi. ngay def sport bu intense sport divertissement la rek pour évacuer stress comme danoo toog ndogu bon nga def tuuti cardio du am renforcement maintien rek 3 séances la ñuy def ci semaine bi lundi mercredi ak vendredi mais à part loolu bu jàllee bu nu waree nag laal ci leen di commencé def sport bu intense. moniteur de sport bi di woo sax ñi nga xam ne dañuy faral di tàggatu ci weeru koor wi ñuy bañ a ëppal ci entraînement yi même sax bu fekkee dog nañu ba pare. nga sport koor moom c'est pas recommandé ku la ko wax moom da ngay dem ci salle am ab moniteur bu la suivre là mu xam programme bi muy def ak yow mu bañ a exagérer daal parce que sport bu ëppee ci koor c'est dangereux xam nga bon pour maintenir groupe bi moom moo tax ñu koy def ñun. coach su basket bi nga xam ne tase nañu ci terrain municipal bi nu ni mel lay doxalee. basket dafa metti da ngay ñax lu bari booy ñaxee lu bari da ngay déshydraté te comme ku woor aussi doo naan da ngay manqué ndox lii gën daal te moom la borom xam-xam yi loolu la ñuy wax mooy nga entraîner boo ndogoo ba pare xam ne nga mën a naan sa yaram dana mën a jël ndox à chaque fois doo déshydraté wu daal. mu mel ni nag tàggat yaram ci biir weeru koor gi soxal na loon ñi nga xam ne ñoo dëkk ci njàmbur terewul nag ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wax nit ñi ñu def ndànk jël seeni matukaay te bañ cee ëppal. Omar Kayre, Louga, Walfadjri. jërëjëf Omar Kayre te xam naa ne moom fu mu nekk nii moom bokk na ci ñi nga xam ne bu ñu dogee rek mu yaramam kon nag mu nekk lu baax ci weeru koor gi kon nag loolu fi rusoon ci wàllu tàggat la. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaar lu xaaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéene kaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ci tolluwaayu réew mi ci wàllu koom-koom gannaaw bu Mamadou Lamine Loum premier ministre ga woon waxee ne Sénégal am na jafe-jafe ci wàllu koppar tey jawri gi ñu dénk wàllu budget di Birima Mangara xëy ko tontu ci biir yéene kaay bi di Walf Quotidien moom Birima Mangara daal di xamal Mamadou Lamine Loum ne jafe-jafe munta ñàkk ci àddina gi ndax fu réewum Sénégal toll ci jamono ji amul benn jafe-jafe ci wàllu koom-koom ndax lii di finance yi baax nañu yéene kaay bi di la Soleil xëy fësal ay kàddu Birima Mangara jawri gi ñu dénk wàllu budget mi tontu ci saa si Mamadou Lamine Loum premier ministre ga
woon ca nguurug parti socialiste Birima Mangara jot na ko leeralal fu Sénégal toll ci wàllu koom-koom xamal ko ne Sénégal amul benn jafe-jafe koppar yéen kabidi Le Quotidien Birima Mangara dal na ci Mamadou Lamine Loum wax na ko nan la ak naka la xamal ko ne keesu nguur gi ñàkkuñu xaalis ñu jógee ci Birima daanu ci beneen Birima di Birima Ndiaye syndicaliste rawatina Birima Ndiaye bu TFM yéen kabidi La Tribune xëy di ñu fàttali kaddu yamu yëkkati moom Birima Ndiaye daal di dànkaafu étudiants yi ne ca université Gaston Berger bu Saint-Louis xamal leen ne bépp liggéeykatu CROUS ci jamono ji ngannaayu nañu ba dëgër te pare nañu ngir faat ab étudiant yéen kabidi La Tribune ne ana lan la procureur di xaar ci jamono ji ngir woolu Birima Ndiaye yéen kabidi Réew mi Quotidien Forum du justiciable jot nañoo sàkku ci procureur de la République ngir mu gëstu dossier Birima Ndiaye am ñu sàkku ne ki di Birima Ndiaye waratul bokk ci émission bi di jàkkaarloo ba ca TFM ay kàddoom ci Réew mi Quotidien moom Birima Ndiaye jot naa weddi ne vidéo gañu siwal fan yi ci internet bi ne doon na vidéo bu yàgg lool ndax ci atum 2017 la woon Réew mi Quotidien des ci mbirum étudiants yi ne am na lu toll ci ñaari junniy nit yu am bourse te bokkuñu ci étudiants yi wala mu ëpp limu étudiants ya ñu jotoon a xayma ngir ñu mun a am bourse yéen cabinet quota gi ni mel doon lu jaaxal lool jër gi ñu denk wàllu koom-koom mi yëgul li xew yéen cabinet Sud Quotidien xëy di ñu dégtal coppite yi nguur gi indi ci examen yi maanaam ci calendrier scolaire bi jot naa gësamaat l'école bi Omar Wali Zoumaro njiital CELS authentique gis ne nguur gi def cee bëgg a tuur lëndëm askan wi Sawru Sène njiital SAEMS ne gëmuñu benn yoon coppite yi nguur gi indi ci examen yi Abdoulaye Ndoye njiital CUSEMS jot na cee joxe xalaatam ne examen yi ni mel ak waxtaan ga ca aju woon ne kenn boolewu leen ca Abdoulaye Fan mi jiite UNAPES di kuréel gi boot waajuru ndongo yi jàpp ne yi la coppite ci calendrier scolaire bi maanaam ci examen yi ñëpp ci ànd yéen kabi di l'exclusif ne ànd ba demeetul noonu ci biir APR am ci ay responsable APR yu yëkkati seen kàddu daal di sàkku ci jëru gi ñu denk wàllu koom-koom di Amadou Ba ngir mu tekki ndombal tànkam su ko defee mi Macky Sall yéen cabinet yàggul dara Moustapha Cissé Lo yëkkati na fi kaddu daal di song Moustapha Niass song Souleymane Ndéné Ndiaye song Seydou Gueye ak Pathé Diouf xamal leen ne ñoom ñile ana fu ñu ne woon boobu njiitu réew mi Macky Sall jotagul ci réew mi Moustapha Cissé Lo fàttali ne tey njiitu réew mi Macky Sall bu déggee président yàlla ak moom la yéen cabinet La Tribune ne APR ngoog jaxasoo na ci jamono ji coow la takarnaase na lool ñenn ci waa APR jaarootuñu taal yéen cabinet daal di amal taxaw seetlu ci parti gi ni mel ne daa mel ni parti la gu nguuram di jeex yéen cabinet las Khalifa Sall dossier jeexagul tey jii la cour d'appel fas yéene ubbiwaat caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru gannaaw bu yoon daane Khalifa Sall lu tolloog juróomi atu kaso yéene kaabi di Walf Quotidien procès Khalifa Ababacar Sall teeri ji na ca cour d'appel mairie bu Ndakaaru ne bëgg na cee doon partie civile ci procès gi ni mel yéene kaabi li ñu fàttali ne te moo ne de ñàkkoon na ko ci bile weesu Direct Info xëy wutali Touba Mbacké di ñu xibaar ne Serigne Moustapha Nawel moo wolu woon daar Idrissa Seck ngir mu ñibbisi yéene kaabi ne ci la Idrissa Seck yegsiwaat ci réew mi démb ma nga woon ca Touba Mbacké jot na fa diisoo xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi sàkku bennoo ci jullit ñi Idrissa Seck daal di jégalu waaye jégal na ñëpp waaye bi ndaje ma noppee moom Idrissa Seck jotuta waxtaan ak taskatu xibaar yi yéene kaabi di Vox Populi ne gannaaw ay jàmm Idrissa Seck jot na waxtaan ak xalif général des Mourides yéene kaabi ne mbooloo mu takku ñoo ko fa dalal démb yéene kaabi ne gannaaw pencoom ak xalif ba amul lenn lu senne ci seen waxtaan yéene kaabi di enquête xëy amal gëstu bu yaatu ci taxawaayu Touba ci géopolitique bi yéene kaabi ne bu weesoo Idrissa Seck kii di maître Abdoulaye Wade njiitu réew ba woon ak njiitu réew mi Macky Sall kenn ku ne ci ñoom di wut ndëgër laay ca Touba yéen kaab li ñu xamal ne kii di Serigne Moussa Nawel mooy buntu Idrissa Seck ca Touba Mbacké Serigne Fallou Dieng joxe ci xalaatam ne fexe ba am kóolute ñi wër Serigne bi munta tax nga yaakaar ne yaa jël ndam li yéen kaab di Les Échos xëy dalal capitaine Mamadou Dieye jot naa artu jot naa dànkaafu ne bu fekkee ne gars yi tegoon nañ ko loxo ba waxtu wi le mun naa jurulu ne ndax am na ñu ñoo xamante ne moo leen formé te moom la ñu gëm te duñu seetaat benn yoon ñu salfañi ak yelleefam yéen kaab di Dakar Times xëy duñu gëstul tolluwaayu mbind mi ci liste électorale yi yéen cabinet ñu mujjee bindu ci liste électorale yi toll na ci ñaari téeméer ak juróom fukki junni ci ay électeurs daanaka buñ ko xaymaa lépp ci réew mi ñu bindu ci liste électorale yi toll nañ ci juróom benn million yu teg juróom-ñaari téeméeri junni ci ay électeurs yu war a wote ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen cabinet l'Observateur ne lu jëm ci mondial bi gaynde bii di Ismaïla Sarr yéglu na xamle ne Sénégal mun naa wane boppam ci googule jongante Ismaïla Sarr yaakaar ne dàquñu sax ba dem demi-finale yéen cabinet 24 heures ne gannaaw fukki at ak juróom benn gannaaw mondial ga woon ci atum 2002 tey gaynde yi seen yéene mooy dem demi-finale gaynde geneen ci biir yéene kaabidi stade di Moussa Sow ne pare na ngir soobu ci jongante ki war a dox ci diggante Sénégal ak Pologne yéene kaabidi stade ne diggante Sadio Mané ak Liverpool jeex naam jeexul yéene kaabidi ñu xamal ne transfert am ci jamono ji ñu ngi koy laam-laame ndax Sadio Mané du dem Real Madrid. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ban mbokk yi yéen doog jàmm